ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee na. salaamaaleykum waa koñ bi maa ngi leen di nuyu képp ma fekk ci bunt bi am mbégte mu rëy di jàkkaarloo ak sama rak sama xarit Baye Balla Mboup ànd ci ak sama jarbaat Aji Soumaré di beral nuyoo Thierno Mboup mi ci régie bi am kontaan bu mag a mag di ñëwaat ak yéen seen émission le grand journal Baye Balla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di amal mbégte ak contentement bu mag jàkkaarloowaat ak yow ci WWWK jàkkaarloog ak yow ci émission bu mag bi nga xamante ni moom mooy am ci le grand journal di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci biir panel bi di nuyu groupe waa koñ bi di nuyu sama jarbaat sama lépp Aji Soumaré moom tamit mu nuyu ko am mbégte bu baax a baax. sama jarbaat maa ngi lay nuyu. Tonton Labe maa ngi lay fay salaamaaleykum waa koñ bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam yéen a ngi ci seen biir studio ci seen biir. waaw ci biir studio bi fii ci Blin studio sama jarbaat nag xam naa ni fi mu nekk nii mel na ni naanagul ataaya bi muy naan wala tee bi muy naan waaw fi mu nekk nag dañoo am gan. fi mu ne nii dama am gan ñuy dalal monsieur le maire Issakha Diop de Pikine Est mu nekk gan gu mat gan Baye Balla ki ñu dalal tey Baye Balla dama lay bàyyi nga présenté ñu ki ñu dalal tey. Labey tey ki nga dalal Issakha Diop monsieur le maire de la commune de Pikine Est tey dalal nga jàmbaar Labey tey ki nga dalal mooy l'espoir de notre pikinité maa ko tuddee woon Labey tey ki nga dalal mooy le maire très dynamique le jeune maire Labey tey ki nga dalal mooy le régulateur du département de Pikine li tax ñu tuddee ko loolu mooy département de Pikine ñëpp ko bëgg loolu la yàlla dogal ku xam Issakha Diop xam fi mu jëm xam li mu bëgg ci Pikine xam fi mu bëgg a yóbbu Pikine lu Issakha woote di nga ko wuy si li ma la bëgg a wax rek mooy tey ak fi réew mi toll nga woo ko mu wuy si la nga ñëw dalal ko loolu day wane cofeelam ci biir Pikine surtout Lat Joor la nag Lat Joor Ngoone Latiir mooy maamam fanweeri dammel ak ñett fi amoon fanweer ak ñaar yëpp Fall la ñu sant Ngoone Latiir rek a ci sant Diop moo tax fit ak njàmbaar faa mu nekk ci moom tey daal dalal nga koo xamante ni bu àddoo rek nga xam ni dalal nga ku bëgg Pikine dalal nga ku bëgg commune am monsieur le maire ñu ngi lay dalal ak jàmm. monsieur le maire ñu am contentement bu rëy rëy ci wuyu si bii nga ñu wuyu si ku ne xam ne ni heure bi kenn amul jot rawatina monsieur le maire nga accepté ñëw wuyu si suñu invitation monsieur le maire dalal ak jàmm monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Labey di nuyu waa kër gi yëpp ak waa koñ bi nga xam ne ni ñoo ñu suivre à travers fréquence bi di leen remercier ci dalal bi di ci am mbégte di nuyu bu baax ñi nga xam ne la ñu bokkal jotaay bi muy sama xarit sama doomu ndey Baye Balla Mboup nga xam ne daf ma bëgg ba jeex man aussi mu mel noonu ci moom bëgg ko ba jeex donc ak sunu sœur Aji Soumaré donc ak Birane suma nijaay donc di am mbégte daal ci dalal bi di kontaan lool nag wax dëgg yàlla ci séq ak yéen jotaay ndax xam qualité wu personnes yi nga xamante ne ñoo séq koñ boobu nga xam ñi fi nekk ak ñi nekk diaspora yëpp ay personnes de valeur lañu. jërëjëf monsieur le maire ak si ak jàmm dalal ak jàmm
Aji Soumaré le temps que nga gis nga servir ko lu mu naan ñu ñëwaat ak yow ci kanam incha allah jërëjëf. waaw ñuy continuer ak yéen ci seen émission le grand journal émission bu mag bi nga xamante ne si ne ñu ñàkkee xaare fu ne waa diaspora bi du ñu jóg ci di ñu woo di ñu encourager ci émission bi ñuy def ñu nekk fii ci réew mi tamit koo ci dajeel mi ngi taxaw jël temps di la encourager ci émission bi ñu leen di delloo njukkal rek ci encouragement yooyu ngeen ñuy def te xam ne dañ doon jéem rek di leen bégal dañuy jéem rek di leen bégal wax dëgg yàlla bu fekkente ni gis ngeen ci loo xamante ni si ni neexu leen wax leen ñu ko bu leen ñu ko ñàkk wax leen ñu ko bu neexee rek ñu dolli bu dëngee nag wax dëgg yàlla jubbanti leen ñu rek ne ñu kat gaa yi lii ak lii ak lii ñu mën a jubbanti jubluwuñ ci lenn lu dul bégal leen rek sama jarbaat fi mu nekk mel na ni dëkk bi tàng na de. waaw tonton Labé dëkk bi tàng na trop ndax tey fii ci Dakar le 11 vendredi 11 septembre 2020 Dakar mu ngi toll ci 28 degré Dakar mu ngi nekk 28 degré Paris nekk 20 degré North Carolina ñu ngi nekk ci 30 degré. waaw 30 degré moom tàng na de mu nekk rek fi nga xamante ni si nii foofu la Thierno bu mu nekk moom mi nekk ci régie bi Thierno boobu mi nekk ci régie bi dëkk bi mu nekk ñoom ñi ngi ci 30 degré ah Thierno boobu ñu lay wax lañ la waxoon rek xam naa fi mu nekk ni moom waxuma la siletment waaye am naa yaa ngi ci air conditionnel bi air condition bi moom dina la sonal trop waaw di continuer rek seen journal seen émission bi ñëpp di xaar ñu déglu musique tuuti bàyyi ak sama gars yi nga xamante ni si dañoo war a nuyoo ñoom it ñu dugg si nuyoo acca leen sama gars yi kon naka ngeen ana nan ngeen di nuyoo.
segay lengenena eseho baba yaxewul wal ma marsen man dama ko way lu ko way dayul wal ma pajamay Njaay Seen mooy sa yaay yéy Cerno Mbaay mooy sa baay yéy wayal ma paccax yéy loo ko way dayul Molamin du fay sa yaay boy yéy malgay sama baay yéy moo ko roy sama maam yéy xadi way bismillah ñu nana selay jama bismillah ñu nana selay jama selay ñu nana jama bismillah ñu nana selay jama selay ñu nana selay jama bismillah ñu nana selay jama selay ñu nana selay jama Papa Njaay ñu nana selay jama wala la be wala jama Aziz Njaay sama waay la Aziz jamal Njaay kay yey xoolal man dinaa ko way yey man dinaa ko way yey ku neex a wayal ku yaay ku neex a wayal yey tey laa koy wayal wanaa ni duuma ko sewal su ne xar laa lay fajal lu neex maa la ko ñamal kàcci leen tamu neex a neex na la ndax na dal dal dina ko mu lambati sabar xam naa ni kenn du la gagné waaye ëmb sa doom juróom-ñeenti weer ba fukkeel ba ñëw naan ko tibbi laale tibbi ñaan katang ba mu feeta yëkkati duggal école ba mu yàgg nga door a feeral bu jabar ji ñëwee xam nga du la saag soxol di jeex waaye sam soo ko rasa hey tataj si ça c'est comme ça Masaalikul Jinaan avi oh sama gars yi daal noonu ngeen nuyoo ci biir émission bu mag bi le grand journal bi nga xamante ni si nii mooy am tous les samedis fii ci seen rajo WK seen studio Blin Studio sama jarbaat gars yi nuyoo nañ sama jarbaat mu mel ni am na ñu fi woote tey waa am na ñu fi woote tey comme ku ci mel ni tonton Ismaïla Gassama l'infatigable comme ni ma koy woowee woote na fi comme ni mu ko faralee di def chaque jour. waa grand Ismaïla li ñuy faral di wax rek lañ la waxoon rek la ñuy connaître di la waxaat rek jërëjëf doo jóg ci di ñu encourager doo jóg ci di ñu seet doo jóg ci di ñu woo. doo jóg ci vraiment di xool loo xamante ni si nii mooy jëmale groupe bi kanam doo jóg ci di xool naka la rajo bi di demee tamit vraiment grand ñi ngi lay wax jaajëf encore jërëjëf sama jarbaat ba tey mu mel ni am nañ keneen ku fi woote. waaw ku ci mel ni tonton Chérif Gassama tamit woote na fi ñu koy jaajëfal bu baax di ko sant ñu ngi jot message d'encouragement yëpp. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. Chérif Gassama moom tamit du jóg ci du ñu woo du ñu encouragé moom tamit du jóg ci vraiment du ñu motiver te wax dëgg yàlla mi ngi xool li nga loo xamante ni si ni bu ko defee groupe bi jëm ca kanam mi ngi koy def mi ngi ñuy woo di ñu wan vraiment que ni mbëggeelam ak cofeelam ak engagement bi mu am ci koñ bi. pour que rek mu jëm ci kanam grand yow tamit vraiment jërëjëf et encore jërëjëf ba tey mu mel ni am na keneen ku fi woote sama jarbaat. waaw tonton Labé tonton Saliou Dioum tamit jot nañu appelam ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. waaw grand Zal tamit woote na fi moom tamit vraiment dañ koy jaajëfal ci woote bi.
mi ngi ñuy woo vraiment di ñu ñaanal di ñu encourager di ñu xamal ne vraiment rajo bi fi mu toll ci moom wax dëgg yàlla kàddu yi mu fi bàyyi kàddu yu set la kàddu yu sell la yow tamit vraiment ñu ngi lay jaajëfal te ba am na it projet yoo xamante bàyyi na ko ci table bi ñu ngi koy seet buñ ci noppee rek lu mu jur rek dinañ ko génne incha allah tamit grand vraiment jërëjëf ku ci mel ni Usu Gassama tamit woote na fii ay moromam di ko woowee naka la ko moromam yi di woowee sama jarbaat. waaw koñ bi ñu ngi ko woowee Usu moom lañ ko xamee Usu lañ koy woowee. voilà moom tamit woote na fii di ñu wax ni vraiment am na contentement bu mag a mag ci rajo bi te vraiment moom tamit bëgg na indi contribution am ci rajo bi vraiment ñu ngi koy jaajëfal te ñi ngi xaar vraiment contribution am ci rajo bi tamit moom tamit Ouchou le technicien vraiment ñu ngi lay xaar yow tamit te naan la jërëjëf ci woote bi nga ñu woo ci seet si aussi tamit bi nga ñu seet si vraiment ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp te xam ni dafa metti nga nekk ci liggéey di xool bunt yoo xamante ni si nii boo ko fëggee mu ubbeeku pour jëmale li ngay liggéey kanam gis ñoo xamante ni si ñu ngi lay woo di la motiver di la encourager ci li nga xamante ni si nii ci loolu ngay yëngu vraiment ñu ngi leen di jaajëfal sama gars yi xanaa nga may leen benn son rek ñu dem. Meti ini gira ya ngi daan doole yenn saay mu metti lool waaw waaw ngi daan doole boole koog sono di yalwaane te daaru sa ñaan Dani galwar, umurulanya, dani galwar. Yenasai, umurulolai. Tukita umurulolai san. Wai ni bisa kekonu umurulol. Nginjabar galai khar. Askon wa ngilai khar. Non yang ngetok di la khar. Waa kuñ ma toog di la xaar sànni gel waar lu mu mër lu doy na sànni gel waar inigre soo nu na ñey bootu kenn ñu naan ki de jado ma ki dorog waaw waaw da metti lool yenn saa nga gis nga waaw waaw lu fi xew ametoo lu fi xew ay du ngeen ma laaj lu fi xew plateau bu bees ay plateau bu bees waaw belay studio wuy lu fi xew pour yàlla may ñoo yàlla wayal may ñoo koñ pour yàlla may ñoo yàlla W Gang ne leen li daa xew kan dafa bees li daa xew lu fi xew xoolal moom da koy yëngal moom da koy yëngal moom da koy yëngal moom da koy yëngal laa dee da koy yëngal laa dee moom da koy yëngal bay laa da
koy yëngal ah yow da koy yëngal xoolal lu bees a bees a bees a bees lu bees tàq lu bees a bees a bees a bees lu bees a bees lu bees tàq lu bees a bees a bees a bees lu bees a bees lu bees tàq oui W King Boy moom dafa xew W King Boy moom dafa xew wéer Belek Studio Belek Studio hey Banja war ma Pam Ndiaye Pam Ndiaye suñu terbe Pam Ndiaye yow yi ku soxor si zoo Pam Ndiaye soxor si zoo yi parce que nag si yëpp mooy ñaw lu rafet hey mooy ñëw lu rafet yi ku ñaw lu rafet yee Pape Ndiaye ñëw lu rafet yi yow ku koy daggatee moo koy daggate yow ku koy daggatee Pape Ndiaye moo koy daggate li lu koy fay li lu koy fay yaay li lu koy fay yàlla yàlla yow lu koy fay yàlla yey jojo fan na jojo wi sa baday man de bëgg naa leen boy lu yàgg dëgg la Pape Ndiaye yow sama si so waaw Pape Ndiaye Pape Ndiaye dafa sama si so yàlla ngay fay ñoo bokk réew mi. salaamaaleykum nuyoo waat naa maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñëpp monsieur le maire maa ngi lay nuyu ginnaaw biñ la dalalee di la remercier ci disponibilité bi sant nañ la bu baax a baax di leen fàttali rek yéen ci biir Blin Studio ci seen émission le grand journal kaddu gi di bàyyeekoo Dakar précisément Pikine Icotaf Cité Stade ci seen rajo WK. monsieur le maire man sama question mooy dama la bëggoon laaj kan mooy Issakha Diop kan mooy monsieur le maire Issakha Diop. merci Adji maa ngi lay remercier ci dalal bi moo aussi ci question bi Issakha Diop c'est un jeune pikinois boo xamante ne yàlla dogal na école Gaïndé Fatma bi lañ duggee école donc def fi suñu parcours yàlla dogal aussi ci wàllu jaar-jaar ñu nekk ci jeunes yi nga xamante ne lu ñu mës a tëgg Pikine rek nekk nañ ci digg bi nekk nañ ci kanam loolu boobu mairie amul ndax suñuy seede yu mel ni Mbouba Diallo la parce que suñu nijaay la mais ñoo bokk génération amul lu ñu mës a tëgg Pikine lu concerne développement Pikine moo xam sur le plan sportif sur le plan associatif sur le plan culturel ak ci bépp wàll boo xam ne nii dugaluñ ci suñu loxo ci wàllu nag xëy na formation ak parcours man je suis titulaire de master 2 en management portuaire et maritime donc man maritimiste la cadre portuaire la yàlla dogal ma doon liggéey au port de Dakar ci benn compagnie maritime bi fa gënoon mag boo xam ne nii at mu jot dañ doon def plus de 600 000 tonnes yàlla dimbale nañu aussi ñu teel a jàng teel a pare jàng teel a liggéey yàlla lu chance boobu daf ñu ko may donc ñu teel a am expérience professionnelle teel a am aussi sens de responsabilité donc te xëy na li ñu bokk yëpp dugg ci jiite ko biñ koy sumb boobu yàlla dogal na ay tout tànk lañu parce que loolu aussi cëru suñu borom la ñun ku ñu gis sax dañuy jox âge bu ëpp suñu bos li ci ëpp parce que ñu bëri ñi ñu yàgg di jaxasool dañuy nekk ay nit ñu mag parce que lu ñu doon sàkku la mooy ñun dañu bëgg a nekk ay nit ñu responsable ay nit ñu bëgg a contribuer aussi ci seen dëkk ñu doon nag ñoo xam ne vraiment bi ñu tàmbalee liggéey rek parce que milieu portuaire dafa nekk milieu boo xam ne dafa soxla bras dafa soxla ay nit dañ doon am ay possibilité wu recrutement yàlla dimbale ñu bëri na ay ndaw yu nekk Pikine des dizaines de jeunes yoo xamante ne tey man maa leen jëloon foofu port ñuy liggéey di fa am nag teraanga bu am solo ndax ku ne xam ne ne milieu portuaire ak milieu aéroportuaire milieu la yoo xam ne nii milieu wu opportunité la milieu wu am la milieu wu koom-koom la ndax tey booy xool 98% suñu économie si port bi lay jaar donc mu am nag ay enjeu ci
domaine manutention ci domaine consignation ci domaine shipping nga xam ne man mooy sama spécialité mooy li représentation maritime tey bu dee bateau ñëw na wala def 30 000 tonnes 40 000 tonnes lépp lu koy organiser pour mu mën a ñëw yegsi bu yegsee ñu wàcce ko ba mën a gungewaat gaal gi mu dem loolu yëpp suñu liggéey la woon donc mais aussi yàlla may ñu xam-xam ci yeneen domaines yi nga xam dafa nekk ci milieu portuaire muy domaine logistique muy domaine transit muy domaine transport yooyu yëpp yàlla dimbali nañu ba ñu am xam-xam suñu xam-xam aussi màcc ci mu nekk nag loo xam ne parcours professionnel la parce que day baax des fois xëy na nit ñi nga wax tuuti ci suñu wàllu jàng aussi yàlla dimbali nañu ci wàllu jàng doon nañ ci góorgóorlu parce que suñu famille seen bëgg-bëgg la woon parce que man mun naa wax ne footballeur moo nekkoon sama passion donc football naa ay seen naataange peut-être dama teel a bàyyi parce que dama teel a aussi dooj bi ma demee ba xam ne samay waajur jàng lañ gën a bëgg donc ma dem concentré aussi si njàng mi ci njàng moom aussi yàlla dimbale nañu vraiment bi ñu am suñu diplôme ñun on est sorti major de notre promotion avec une mention très bien mooy maanaam ñi ñu doon jonganteel ñëpp ñun ñoo ci raw te loolu du lu ñu faral di wax mais ci présentation bi day baax yenn saa yi nit ñi xam parce que dinañ jékki-jékki di gis nit mais au fond parcours am ak fi mu jaar ba xëy nekk ci benn niveau de responsabilité mun na leen di réer te day baax aussi nga xamal leen ci ñoom ñu comprendre pour xam peut-être nit ki lan mooy parcours am lan mooy histoire am ak xëy na lan mooy taxawaayam donc pour wax daal aussi loolu mooy peut-être présentation nit nag doo mun a wax sa bopp ba mu jeex te damay bàyyi nit ñi juger ñu xëy na mais mënuñ juger suñu bopp mais daal liñ ci mënoon wax daal vraiment ci wàllu parcours de manière résumée suñu parcours académique mais aussi suñu parcours professionnel ci wàllu liggéey mais aussi suñu parcours ci milieu associatif milieu sportif milieu culturel parce que bëri na ñu dans le domaine sportif muy nawetaan yi comme ni ma ko waxee j'ai été président d'ASC ASC Natangué fa lañ ma formé depuis poussin petite catégorie donc fa laa dem aussi ma nekk fa président bi ma demee ba responsabilité yi kii ñu bàyyi présidence boobu mais avant loolu aussi dañu nekkoon ci milieu culturel bi donc acteurs culturels yu nekk Pikine yu bëri xam nañu parce que Oscar des vacances équipe bi doon représenté AS Pikine man maa nekkoon président boobu on était dans l'opposition boobu président Macky Sall nekkul président te ku ne xam na ne Oscar dafa nekk loo xam ne participation pour mun a équipe mun fa bokk ay millions yu bëri la doon laaj parce que li mu laaj comme condition mobilisation yi yooyu yëpp te yooyu yëpp ñun ñoo ko gàddu woon ñun kese parce que boobu vraiment pouvoir amul woon mairie amul woon ba nga mun ci xëy na jàpp ne pouvoir la accompagner mais yëpp pour wane rek sunu générosité jëm ci acteurs culturels yi donc dans le monde associatif aussi bëri na ay association yoo am fii yoo xam ne tey participer na ci nekkoon na ci aussi acteurs clés donc loolu daal laa mënoon wax en résumé xëy na ci sunu parcours professionnel ci sunu parcours sportif sunu parcours culturel sunu parcours associatif donc nekk aussi dirigeant au niveau de l'AS Pikine donc man maa nekkoon le premier vice-président de l'AS Pikine ci mandature bu mujj bi donc ñu ngi waat toujours aussi dans le bureau di continuer di accompagner le président Modou Gueye donc loolu daal de manière résumée mooy lu bëri ñu tëgg Pikine daal Issakha Diop dina bokk ci ñi nga xam ne ni ñoo fay nekk di fa jaamu askan wi te yëpp li ñu ko jàppee mooy accompagner la population merci. xanaa ñu ñëwaat ak monsieur le maire ci question yi ñu ko bëgg a poser mu jëm ci ne bi waa koñ bi ñëpp taxawee rek am naqar daa di xalaat monsieur le maire pour wax ko seen xalaat moom dafa ñëw taxaw daa ne dinaa leen ci jàppale mu nekkoon charrette yi nga xamante ni si nii ñoo doon stationné ci biir koñ bi monsieur le maire ñëw taxaw ci ba waa koñ bi ku ne gis sa bopp wax dëgg yàlla ci li nga xamante ni moom la diggaale woo ak ñoom monsieur le maire yan kàddu nga am yoo ñuy sànni ci loolu. merci beaucoup donc ñun yàlla dafa dogal ñu jàppee sunu fonction de maire doon jaamu askan wi mooy doon seen Baay Faal lépp luy seen soxla rek ñu def ko yitte taxaw ci sunu kéemtalaay kàttan moo tax bi ñu xamee ak yëg ne quartier bi am na lu leen naqari ci cohabitation boobu nga xam ne moom fa am ak charrette yi ci lañ jël suñuy responsabilité ndax loolu lu fa yàggoon la ndax ku ne xam ne ne cohabiter ak marché dafa jafe rawatina marché syndicat mu nekk nag loo xam ne yenn saa yi intérêt économique bi nekk ci ginnaaw dina tax yi li ci ëpp bu dee dafa am maire xëy na intérêt économique bi ngay jiital sax jàmm wala tawféexu askan wi parce que nag ku ne xam ne ne mairie
ci ay taxes ci ay recettes ci ay activités ñooñu di fay juute ci la mairie bi di amee koom-koom ba mun a investir ci développement ci la mën a defee ay ndimbal mais man damay wax saa su ne koom-koom bu mu munti doon même bu dee ay milliards te àndul ak jàmm askan wi àndul ak seen tawféex man bugguma milliard boobu parce que nag askan wi dañu war a liggéey ci li leen may jàmm li leen may dal kenn ku ci nekk da nga am droit ci dund bu mucc ayib donc biñ ko yëgee ci lañ jël suñu responsabilité man ci sama bopp man maa dem wax ak ñoom ndax ku ne xam ne ne charité ku naqaree waxal la des fois police dina ñëw sax wax leen buñ ñëwee ñu ne defuñu parce que ragaluñ ko bi ñu demee pour wan leen aussi ne lii kafuñ ci réewu ci yabalu ma ndaw man maa fa demal sama bopp woo leen ñu ñëw taxaw ma ne leen fii da ngeen fi jóge parce que munoo leen nekk fii ndax jafe-jafe yi ngeen fi def xam nga nit sax dinay def lu jaadu yenn saa ci mbir ci fenn mais mu boole ko xëy na yar ak i teggin ba nga xamante ne nit ñi dinañ ko mën a muñal mu am organisation mais loolu yëpp bi ñu demee fekk ñu ko fa ñu wax leen nag ne leen fii da ngeen fi jógee te jóge bi mooy bu ngeen fi jógee tey ngeen fexe ba quartier bi mun a jëm impulser dynamique de développement mais yéen aussi mun ngeen def seen activité mais feneen foo xam ne ni du fii parce que fii du place ay fas ci loolu lañ ci taxaw vraiment àndi ci ak police àndi ci ak agent yi nga xam ne ni tey ñoom ñoo seq mairie bi ba ñu ñëw am ci taxawaay bi ngeen ci xam yëpp mu am ay coow ñu assumé ñu am ci ay jafe-jafe ak ay délégué parce que tamit loolu day am bu dee da nga jóg pour defar dina am ñoo xam dina taxaw yenn saa yi xëy na li ñuy defar du leen arrangé mais loolu yëpp xooluñu ko dañu xool ne lii mooy intérêt wu quartier bi ñu ñëw taxaw ci def ci fulla def ci fayda ndax Pikine Est bëri na ay jafe-jafe yu ñu fi fekkoon surtout environnement wu Cité Stade ndax ñëpp xam nañ problème fas yi nga xam ne moo doon am foofu problème moto yi mais surtout tali bii nga xam ne dañ ko tabaxoon def ci ay millions yu bëri pour ne pas dire ay milliards ay nit ñëw def ko marché teg fa di jaay te nag loolu man maay juróom-benneelu maire Pikine Est juróom yi ma jiitu yëpp dañ ko faa fekk bàyyi ko mais ñun bi ñu ñëwee dañ ne lii dafay jóg tamit ñu jël ci suñu responsabilité def ci fulla def ci fayda ba ñoo ñëpp ñu jóge fa tey tali la boo xamante ne tey oto mu ngi fay jaar te képp ku daan ñëw Pikine demoon nga ba fàtte ne foofu sax tali la parce que mbedd la boo xam te tey defoon nañ ko boole ko ci biir marché bi te man dama gëm ne marché dafa am ay mbedd dañuy am ay kër dañuy am te wax dëgg yàlla ku nekk bu yemee fi mu war a yem gëm naa ne kenn du lor sa morom te ci taxawaay boobu la ñu am nag mu nekk rek peut-être benn étape parce que loolu am na yeneen étape yoo xam ne ni ñu ngi ciy jëm te incha allahu rabbi waa quartier bi dinañ ko gisal sa bopp parce que li ñu bëgg mooy marché bi yem ci biir marché bi ku bëgg a jënd nga dugg ci biir marché bi ndax am na ambition boo xam ne président de la république am na ko pour moderniser mais en attendant modernisation di am ñun dañu war a commencer organisation. bi loolu weesoo tamit ñu gis ne jënd nga ay indi nga ay poubelle pour waa koñ bi loolu tamit yan kàddu nga am yoo ci. waaw loolu vision la boo xam ne dañ ko am mu nekk nag vision bu ñu am dama ci commune bi yëpp mais ñu gis ne quartier bi nga xam ne nii fa lañ tàmbale ko mooy quartier bi ñu wax Cité Stade mais ci biir Cité Stade bi dafa am koñ buñ ci taamu muy seen bos dafa am lu ko waral nag mooy koñ la boo xam ne dañu gis ne am na solidarité famille yi fa nekk yëpp benn lañu ñaareel bi ñu bëgg defar lañu xam nga ki nekk ci yoon bi moo neex a gunge ndax tey bu ñu leeral la bu ñu fa defee dara tey bu subaa ñu yàq ko duñ ci sawar mais dañu xam ne ñi ñuy gunge pare nañ pour jëm ca kanam ginnaaw bi ñu dàqee charité yi fexe ba fu doon mbalit am ñu fexe délimiter marché bi couper ko ak environnement wu kër yi tey ñu ne nag dafa am programme boo xam ne nii ci slogan quartier neuf la tudd mooy quartier bu bees te quartier bu bees boobu ñu bëgg a taxawal il faut que ñu accompagner askan wi ba ñu nekk peut-être aux normes ci lu ñuy war a def ci wàllu hygiène. jërëjëf. waaw ba tey laa bay yéen mi ngi ci seen studio Blaise Studio nekk ci seen émission bu mag boobu WWWK tey ñu dalal fi monsieur le maire Issakha Diop monsieur le maire dégg nañ kaddu yi nga wax yëpp macha allah ñu ngi koy rafetlu waaye tey mobilisation bi nga xamante ni waa koñ bi def nañ ko waaye rawatina waa koñ bi boo déggee ma ne la waa koñ bi sa xel dem ci Cité Stade mobilisation boobu ak booloo boobu tey boo ko gisee tey sa quartier tey ñu def ko ban yëg-yëg nga ci am tey boo amoon kaddu yoo leen di dénk yan kaddu lay doon. waaw kàddu mbégte déjà parce que yàlla dogal na commune bi yëpp lañ njaboote te ku am njaboot soo sañoon dañuy nekk benn
dañuy juboo dañuy ànd dañuy déggoo mais aussi dañuy liggéey ngir mbir yi mën a jëm ci kanam ndax ñëpp xam nañ ne suñu mairie yi ñu yor yi amuñu doole pour mun a def lépp donc il faut que askan wi dugal seen loxo ci développement bi mais pour ñu mun ci dugal seen loxo il faut ñu organiser wu mais ñaare bi aussi il faut ñu solidaire maanaam ñu yëkkatendoo di dóorandoo te loolu la ñu gis ci koñ boobu moo tax programme bi nga xam ne nii dañ koy lancer au niveau de la commune ñu tàmbalee ci biir koñ boobu noonu programme boobu nag dafa bëri ay volets gannaaw bu ñu dindee lépp luy encombrement occupation anarchique deuxième phase bi nga xam ne moom la ñuy songu saa su ne mooy dañuy fexe ba kër gu nekk nga am poubelle réglementaire parce que dañ gis ne Sénégal bëri na jafe-jafe bu ñuy am ci wàllu set ak ci wàllu environnement mu ngi jóge ci poubelle yoo xam ne des fois du mel ni mu war a mel parce que boo jëlee mbalit def ko ci mbuus wala ci saaku wala ci paan yenn saa yi te amul ni mu war a mel ñu mun di ko tëj mun na jur sax ay jàngoro ñu ne nañu fexe ba kër gu nekk loolu mairie bi moo koy def kër gu nekk ñu fexe ba jox la benn poubelle réglementaire boo xam ne di ngay mën a jël say mbalit comme li xew bitim réew mun di ko dugal sa poubelle di ko tëj bu dee ba oto mbalit ñëw nga génne sa mbuus daal di yóbbu dem tuuri boo paree ñëwaat jël sa poubelle teg beneen bi mooy li ñu woowee Pikine Est commune verte mu nekk nag loo xam ne ambition la bu ñu am pour reverdir la commune ci loolu am na loo xam ne ñu ngi koy def ci école yi jëmee ko ci poste de santé yi jëmee ko ci mairie bi jëmee ko ci place publique yi mais dañu bëgg buntu kër gu nekk ñu fexe ba nga xamante ne dinañ fa mën a jëmbat ay garab te nag loolu bi ñu fësalee ñun vision bi ak ambition bi mooy quartier bi ñoom dañoo anticiper maanaam balaa commune bee ñëw ñun bi ñu ñëwee ak ndimbalu waa quartier bi parce que tey bañ fay ñëw ay def suuf def layaat peut-être suuf si andi camion suuf yooyu yëpp quartier bi ñi fa nekk ñoo organisé wu ba jëlal ko en seen bopp en charge am na ay quartiers yoo xam ne mairie moo leen di jàppale ci loolu mais quartier bi pour wax la rek seen njëriñ mais aussi seen booloo ak seen déggoo ni mu ñu noppalee mooy am na lu ñu waroon te ñu waroon ko def sax léegi ñoom ñoo ko jël en charge bi ñu ñëwee fekk leen ñu suuf organisé wu ñu ànd ñun ñëpp set setal mairie bi accompagner leen ci matériel ñëw andil leen ay poubelle ñoom aussi vraiment ñu jàpp ci bu baax a baax andi suufu géej ñu defaraat quartier bi mais biñ ci jógee aussi ñu gis ne tàmbali nañu la plantation des arbres ñu fexe ba buntu kër gu nekk mun a am di garab boo xam ne nit mun na caa féexlu bu dee day am ay meññeef yi ñuy dundee nit mun na ko jël mu jëriñ la bu dee nit dafa feebar sax mun na ko faj ndax garab dafa bëri xëy na li nga xam ne ni mun na koy solutionné ci doomu aadama donc loolu nag mu nekk projet boo xam ne projet pilote bi ñu tànn seen quartier pour tàmbalee ko mais maanaam tey bu doon phase test tey ñun cité stade lañ ko tàmbalee mais seen quartier lañ ko tàmbalee te ginnaaw bi ñu jógee seen quartier nag ñu ngi continuer yeneen koñ yi nga xam ne yeneen ruelle yi benn bu ci nekk dañ leen jàppal bés suñu ñëwee mairie bi ñëw ñu accompagner la bu dee suuf am na ñu jël suuf defaraat koñ bi bale suñu ñëwee kër gu nekk ñu jox la benn poubelle réglementaire mais aussi inciter la mairie bi mun naa jël jox la mais dañu bëgg borom kër gu nekk mu def une participation volontaire parce que nit lu mu defal boppam jëmbatal ko boppam moom dina ko mun a toppatoo mais soo ko joxee te xëy na nekkul bëgg-bëggam amaana li nga si bëgg si résultat doo ko am ñu bëgg inciter population yi pour tey ñu fexe ba nga xam ne ni esprit vert mooy maanaam ñu fexe ba nit ñi di jël en compte l' aspect environnemental fépp fu ñu nekk ñuy sóoraale cadre de vie bi fexe ba muy bañ a am ay jaxasoo bañ a am ay tilim bañ a am ay mbalit mais aspect environnemental bi fexe ba garab di am fu nekk loolu aussi ñu mën ko jël en compte te gis nañ ne tey quartier boobu noonu koñ boobu ci biir quartier bu Cité Stade tey mën naa wax ne mooy pilote bi au niveau de la commune te niñ ko gisee foofu tàmbalee ko foofu noonu lañ bëggee ruelle bu nekk biir commune bi incha allahu rabbi luy laaj dak temps la ndax ku ne xam na ne commune bi yaatu na te du benn quartier booy xool quartier Cité Stade moo ci gën a tuuti mais dañu bëgg loolu mu wër quartier yëpp ba tey li ñu gis seen koñ ba nga xam ne référence la modèle la te loolu dama bëgg waa diaspora yëpp xam ko xam ne bu ñuy wax quartier bu set léegi ci commune bi bu ñuy wax quartier bu vert bu ñuy wax quartier boo xam ne environnement bi ak cadre de vie bi xëy na mel na nu mu war a mel wax dëgg yàlla seen koñ moom la ñuy jël comme référence. moom ñuy dégg rumeur ne dafa am maternité bu bees boo xamante ni Issakha Diop dafa nekk di ci dox di ci wax. mën nañ xam fan la toll loolu. waaw loolu am na te tabax nañ ko ba pare yàlla dogal na sax pare na mu nekk maternité boo xam ne valeur u 40 millions lañ ko tabaxee mu nekk maternité ak logement wu sage femme bi nga xam ne ki nga xam moo fa war a nekk sax jiite ko ak personnel bi dañu fay dëkkal donc loolu nag xëy na benn étape la rek ci sunu ambition yi ndax tey Pikine Est wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne commune la boo xam ne sunu xol la nekk mais ñaareel bi dañu bëgg mu jëm ci kanam xëy na nag sunu doole bëriwul mais damay wax tout le temps ni néew doole tere xeex
mooy àdduna am jom nangoo liggéey moo am solo li ci des nag yàlla moom moo ko yor te moo koy yombal donc Pikine Est bëri na loo xam ne am na fi comme changement wax dëgg yàlla ci at yu mujj yi ndax fii ñu nekk ni studio bi fi ma jóge jëm fa yaakaar naa ne espace la boo xam ne ni dañ fa daan tuur ndox ak di fa teg ay mbalit tey boo ñëwee place publique bu mag boo xam ne ni tey ba ay nit ñu dëkk si yeneen gox fii lay ñëw di féexlu bâtiment bi mu jàkkaar loolu complexe la boo xam ne am na cyber communal boo xam ne xale yi ñu ngi ci defal ay formation informatique ay junni ndaw te di leen ko defal gratuitement beneen bi mu doon bibliothèque tey ñun ñi nga xam ne yëpp xëy na si njàng moom moo nekkoon suñu activité principale pour lire da nga fi daan jógee dem ba yëmbal wala nga jóge ba dem géej waaye parce que amuloon bibliothèque digne de son nom fii au niveau de Pikine daagu daan ak fii xëy na Pikine même de suñu zone bi donc yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne dañ ko def teg ko à proximité de la population mu nekk benn bibliothèque municipale boo xam ne nit ñi dañuy jógee fu ne ci Ndakaaru pour di ñëw fii parce que nag dafa nekk bibliothèque boo xam dañ ko valoriser bi ut ay livre jotee ñun dañoo jël option wu jëndi dañoo xool livre yi nga xam ne nii moo gën a baax moom lañ gën a soxla ñu fexe ba nga xam ne xam seen njëg dem jënd ji ko ak yeneen yi nga xam ne def nañ ko fi comme infrastructure mooy réhabilitation ñaari poste de santé yi ak logement wu ICP yi donc maternité bi wax nga ko ak ambulance médicalisée Pikine Est de 96 à ñun ñu yegg si ambulance mosu fi am tey aujourd'hui à Pikine Est il y a 2 ambulances médicalisées yoo xamante ne tey numéro téléphone boo xam ne ni moom ngay yor n'importe quelle heure boo wootee wax fi nga nekk ñu ñëw jël si la yóbbu la ñu toppatoo la te doo fay 1 franc donc yooyu yëpp mu nekk nag yoo xam ne tey au niveau de la commune franchement ñu ngi ci def ci ay jéego yu am solo et dans tous les domaines dans le domaine de l'éducation subvention amatul woon presque donc tey ñëw nañu suñu première année école bu nekk jox la plus de 500 000 mais aussi équipé leen en matériel informatique jox leen ay imprimante ay ordinateur donc ak lépp loo xam ne ni dañ koy soxla ci wàllu jumtuwaay fourniture scolaire mosu fi am loo xam ne commune bi da daan jox école yi mu jóge si doolew commune bi ville moo daan joxe mais tey at mu jot ñu yëkkati tolloo fukki millions jox fourniture xale buy jàngee Pikine Est di nga am lépp loo soxla ci fourniture début d'année ba fin d'année donc sans compter yeneen intervention yi nga xam ne ni moom la ñuy def de manière ponctuelle donc ak domaines yi nga xam ne yëpp aussi daf ko ëmb parce que tey ni ñu ko defee ci wàllu santé wax leen ko te fii ci Pikine Est at mu jot ñu tànn kenn ci personnel de santé bi yóbbu ko bitim réew yóbbu ko Italie mu dem defi formation ñu yokk xam-xam yokk xalaatam te loolu mairie bi moo koy démarché di ko yóbbu de temps en temps aussi ñu tànn fii ci ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci gox bi bu mission amee ñu war a dem bitim réew rencontrer ay kilifa ñu yóbbaale leen pour ñu xam li xew bitim réew mais aussi xam am beneen vision du monde pour bu ñu ñëwee mieux servir donc le parcours sportif mu ngi nii derrière mu doon loo xam aussi espace la boo xam si dédié aux jeunes les ASC tey subvention bi ñu ngi ko fekkoon autour de 250 300 te gars yi dañ ci daan daw ba sonn ndax xam naa ci dara avant d'être maire man j'étais président d'ASC bi ma koy nekk aw ma sax 25 ans ASC Natangué donc tey dañ daan am beaucoup de difficultés pour jot subvention lu ci bëri tey président bi ak staff bi ñoo ko doon jël xaalis boobu noonu doon ko supporter mais tey balaa nawetaan di commencer dinañu fexe at mu jot wax dëgg yàlla ñu fexe ba disponibiliser les subventions ba pare aussi yóbbu ko à hauteur de 500 000 donc mu nekk 3 millions pour les 6 ASC yi nga xam ne moo nekk au niveau de la commune donc le conseil communal de la jeunesse mosuñ jot subvention ci histoire Pikine Est musul am subvention pour le conseil communal musul am subvention pour la ligue des élèves étudiants musul am subvention pour les daara at mu jot ñu jot valeur u 500 000 francs CFA donc yooyu yëpp ak yeneen yi nga xamante ne vraiment ñu ngi koy jéem ci commune bi doyloo wuñ ko nag parce que suñu ambition weesu na loolu ndax ñëpp ñu xam nañ ne dañu am ambition pour suñu dëkk parce que dañu gëm ne Pikine dafa war a changer tey mën nañu toog rek nekk ay maire wala nekk ay ndaw di gisaat Pikine bi fi nekkoon il y a 30 ans tey Pikine dafa war a changer de visage te loolu mooy suñu combat te ñu ngi am ay projets yu am solo yoo xam ne nii fii ak diir bu néew Pikine dinañ gis ne wax dëgg yàlla boo nekkee Pikine li ngay gis Ndakaaru xëy na mooy référence bi gën a jege au minimum di nga mën a am li ngay gis Dakar nga mun ko am au niveau du département de Pikine am ko particulièrement au niveau de Pikine Est te ñu ngi ci liggéey ak ay projets yoo xam ne incha allahu rabbi mu ngi ñëw te am nañu yaakaar ne dootul yàgg tey Pikine Est dinañ gis mu am beneen xar kanam bu weesu ndax gis nañu yenn effort yoo xam ne nii ci tàmbali bi la ñu toll mais satisfaction population bi ñu ci am mais gëm nañ ne li des ci kanam moo gën a bëri te loolu aussi dañ ko fas yéene ànd ak suñu population vraiment te management aussi bi nga xam ne ni moom la ñuy doxalee ci commune bi amul appartenance xooluñu camp xooluñu clan xooluñu parti ñun suñu conseil municipal c'est un conseil municipal monocolore amul opposition amul pouvoir lépp lu ñuy def
ci cër ci teraanga ci lépp ñëpp lañ ci bokk maasale lu ñu séddale aussi si askan yi lu mu néew kër gu ne dinañ fexe ba dara dugg fa mu néew mu bëri te ku ne xam na ne mairie commune yi amuñu doole tey moyens yi ñuy def yi bu ñu waxante dëgg am na si loo xam ne moyen mairie tey suñu moyen propre la parce que nag ñun yàlla daf ñu dimbale xëy na may nañu xolu bokk te loolu du léegi ñun ba ñuy organiser ay tournois de foot di ko supporter ak mbuuba mi di ci financer di accompagner la jeunesse di gérer les ASC di leen gunge di gérer ay équipe d'artistes au stade des vacances yooyu yëpp boobu mairie amul boobu on n'était même pas au pouvoir te c'était des activités qui nous coûtaient des millions donc pour dire que lu sax mairie au fond moo ñu guidé mais dama jàpp ne ñun nit ku nekk da nga war a partager ak sa askan donc li nga yor nga bokk ko ak ñoom mu néew mu bëri waaw parce que yàlla mooy séddale kenn joxul kenn donc te lépp lu mu la jox aussi da nga ko war a mën a bokk ak nit ñi te damay tooñ sama ñenn politiciens dina wax ne ku bool suur buñ la joxee bool yi la séddale loo da nga ko war a xam c'est-à-dire milliards 100 millions ku ko yor tey xajul si yow kese xajul si sa njaboot il faut nga am esprit wu jàpp ne da nga ko war a partager te ñu ngi koy partager aussi c'est pas un moyen pour ñoom da nga leen war a noot wala da nga leen war a toog seen kaw wala da nga leen war a jaamloo non da nga leen war a accompagner te yàlla tax xam ne lii ñu mu lay jox yow mënoon na leen ko jox tey mairie bi ñii ci toog muy man muy ñeneen mais dañoo gën suñu askan gënuñ fi ëpp ñu fi xam-xam ëpp ñu fi mën-mën yàlla moo dogal cër bi du ñun donc cër boobu dañ ko war a dellu suñu askan en nous mettant à leur service mooy maanaam doon seen jaam di leen jaamu di xam seen soxla di ci dox suñu kéemtalaay kàttan lépp mate nag amul fenn si àdduna tey muy Europe muy États-Unis muy dëkk yi gën a mag da nga fay dem da ngay fekk ay nit ñuy marche ay nit ñuy takk brassard rouge ay nit ñuy kaas parce que yàlla moo bindee àdduna ak noonu dara du mat ndax nit doomu aadama ci boppam matul mais au moins nga am yéene au moins nga am ambition au moins nga jéem askan bi xam ne yaa ngi jéem te noonu lañ koy defee jamono ji ci ndox mi fi may waxee yow ni li ñu disponibiliser si ay moto pompe te commune bi amul doole mun naa wax ne mën na 8 moto pompe yoo xam ne nii ñu ngi place te ànd ak ñun ak équipe municipale boo xam mooy dugg ci kër yi di manqual ñooñu ndox mi fa lañ jógee te bu ñu jógee fii léegi fa la ñu delluwaat donc pour wane ne ñun daal vraiment jox nañ suñu bopp askan wi te fas yéene nag ànd ak ñoom te xam ne du nag ay bëgg ay nomination bëgg poste déedéet dañ koy def parce que dañu jàpp ne dañ ko war a defal suñu askan ndax fal ak folleeku man gëm-gëm bi ma si am mooy yàlla moo ko yor kenn mënul fal kenn mënul folli kenn yàlla suñu borom mooy séddale cër yi ku ci nekk lam loo ci am rek yàllaa la ko jox loo ci ñàkk moo la ko xañ bu ko jiñ kenn mais bu la xasee jox cër nag ci say biiri nawle yow say nawle yi desalatuñ la dara parce que mënoon naa nekk ñoom mais yàlla bi aussi desalatu la dara da nga war a jëlaat loolu delloo ko askan bi te noonu lañ ko fas yéene def laxasaay doon bàyyi faalu askan bi lu ngeen bëgg rek ñu nekk ci. jërëjëf monsieur le maire ci kaddu yi rafet na am na solo naa ni. waaw jërëjëf monsieur le maire kaddu yi rafet na ñu ngi lay sant di la gërëm ci wuy si bi ñu wuy si waaye Balla naka ngay tàggoog monsieur le maire. L'espoir de notre pikinité Issakha Diop le régulateur du département boo déggee ma ne la le régulateur du département mooy département de Pikine ñëpp ko jox bopp ñëpp ko bëgg ngir mbaax ngir jom ngir fit ngir ngorga cey le trio magique tey ci ngeen dalal tey ci biir kër gi l'homme des grands événements laa ko tuddee amul bis bu muy tànkam lu ci Pikine amul lu ñu war a defar ci Pikine nit mu tànkam lu déedéet laa bay di sekk tey dalal nga koo xamante ni daal kenn la ci biir Pikine dalal nga koo xamante ni dafa bëgg Pikine dalal nga koo xamante ni foo ko seen muy dox rek lu jëmale Pikine kanam rek ci lay dox c'est l'espoir de notre pikinité le jeune maire très dynamique le jeune maire très dynamique mbokk yi c'est le griot du peuple qui parle Issakha Diop tey daal am na nu mbégte jàkkaarloo ak yow tey kontaan nañu lool ci woo bi la woo nga ñëw fekk ñu fii ci Blin Studio ñëw fekk ñu fii ci WK c'est le griot du peuple. mbaax a ko waral. Balla dagguma la de. waaye dama lay wax nii rek Pikine da di yëfam. yëfam la. Balla ma ni kuy lekk sa alal. kenn du téye sa loxo. kenn du téye sa loxo loolu la yàlla dogal ma lay xamal ni noonu la demee
dugal koñ ba boo demee rek essayel ni leen kan mooy monsieur le maire ci xale yi ñu ne la Isaaxa Diop loolu yàllaa ko dogal xam nga li ko waral moom mooy yar gi teey gi teggin gi ak yëg-yëg bi mu am ci jëmmi doomu aadama yi li tax Pikine jox ko bopp du dara de yëg-yëg bi mu am ci ñoom lu waay xewle muy xewu bànneex xewu naqar bu mu mën a doon Isaaxa Diop mi ngi ñëw taxaw sa wet xam nga ba pare social comme ni mu ko waxee noonu la demee te budget boobu noonu du mairie bee koy génne déedéet des fois ay propre moyen lay yëkkati di ko joxe maire bu social la nit ku yàlla baaxal la nit ku bëgg Pikine jëm ca kanam la moo tax am na nu mbégte daal monsieur le maire am naa ni li duuf ci nag wi yëpp xajul ci cin li monsieur le maire am na nu mbégte daal ci yow comme ni la ko daan waxee rek ah lan ngay tàggatoo monsieur le maire. jërëjëf mon ami le griot du peuple Baye Balla donc di la remercier yow aussi di taxaw rafetlu sa taxawaay vraiment sunu fierté nga donc di la ñaanal sunu borom mu sàmm la donc vraiment bu fu ñuy dégg communicateur daal si réew mi yàlla sunu borom def nga féete ca kaw a kaw ndax sunu xarit nga sunu doomu ndey la te loolu aussi dañ ko assumer donc nga féete ak ñun te làqatu woo nëbbatu woo donc te yàlla rek tax tegoo ñu benn coono di ñu jàppale ci lépp lu ñu nekk loolu aussi day baax bu ñu amee occasion ñu seede ko ndax nit bu lay defal lu baax bu ñëpp toogee na nga ko seede soo wéeteel nga ñaanal ko yàlla donc gërëm bu baax Labé moom aussi vraiment macha allah gis naa taxawaayam ci quartier bi waaw ndax quartier boobu sama koñ la samay mbokk dañ fa dëkk samay xarit dëkk fa samay doomu day dëkk fa du ma fa gëj waaw du ma toog 3 wala 4 jours yoo xam ne ñëw ma fa boo fa ñëwul bëccëg dinaa fa ñëw guddi boo xam ne peut-être ñëpp tëdd nañu donc wax dëgg yàlla mu nekk aussi ku baax koo xam ne tey taxawaayam ci quartier bi franchement ñëpp ñu ngi koy rafetlu di ko encouragé moom tamit ci liggéey bu rafet bi di nuyu bu baax aussi aji moom aussi di ko encouragé donc ndaw la yàlla ko yàlla def mag te mu ngi nekk di góorgóorlu di nuyu aussi sama nijaay Birane sama nijaay Mbuuba donc sama nijaay Bakary nga xam ne man mooy sama séddoo waaw moom sama doomu ndey la sama partenaire la duñu toog bés boo xam ne déggante wuñu donc moom aussi di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan donc vraiment ku ñu jege la ku ñu jàppale la ku ñuy xeexal la donc di gërëm nag waa quartier bi yëpp vraiment di wax ne kontaan nañ ci seen taxawaay mag ñi fi nekk ñëpp di ñaan yàlla gën leen fi bàyyi yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér te booloo bi ñu gis ak unité bi ñu gis ci quartier bi loolu mag ñi ñoo ko jëmbat di nuyu waa diaspora bi yëpp nag donc di si jiital sama nijaay Pape Diallo nga xam moom aussi sama partenaire la dañuy jokkoo ci lu bëri vraiment mu di ñu encouragé di ñu yokk xalaat donc vraiment gërëm aussi diaspora bi nga xam ne yëpp ñoom ñoo nekk ci biti tey déglu kii bi di wax na daal koñ boobu moom suñu koñ la te lépp luy seen bëgg-bëgg incha allah rabbi dinañ ci xar suñu tànk tubéy dinañ ci laxasaayu taxaw ci ba mu sotti di wax na daal Pikine Est ñu ngi am ambition que Pikine Est mu doon modèle commune ci Sénégal nga xam ne képp ku dugg si gox bi di nga gis ne wax dëgg yàlla am na luñ fi liggéey am na luñ fi yokk te loolu xëy na ñu ngi am ay distinction yàlla dogal na compétition bi ñu doon def ci maire yi Sénégal distinction bi ñu doon tànn meilleur maire tey ci wàllu inclusion équité si 557 communes bi ñu demee compétition au Grand Théâtre Pikine Est la ñu tànn mu nekk la meilleure commune ci wàllu inclusion équité ak égalité loolu nag bu amee c'est parce que population bi moo ko créé ñoom ñoo ñu jàppale ñoom ñoo ñu dooleel ndax man kese mënuma dara mun naa nag am yéene mun naa am ambition mais ambition boobu aussi dañ ko partagé di wax ne daal koñ boobu moom mooy doon sunu quartier pilote bi nga xam ne nii li ñu bëgg a liggéey ci quartier ci commune bi muy commune propre muy commune verte muy vraiment commune nouvelle commune modèle tey fas yéene nañ quartier boobu mu doon fi nga xam ne ni fa lañ koy tàmbalee bëgg nag mu wër Pikine yëpp ndax tey wax dëgg yàlla Pikine dafa mérité développé wu population bi bëri na fi te conditions yi xaw na jafe mais ñun il faut que autorité yëpp booloo nekk benn joxante loxo ngir ñu mën a fexe ba commune bi mën a jëm ci kanam Pikine Est nag commune la boo xam ne tur bi rëy na mais doole ji bëriwul waaw commune la boo xam ne c'est une petite commune boo xam ne amuñ ay entreprise Pikine Est société amu fi te marché lañ fi am benn boo xam ne tane na ak beneen marché bu ndaw te ku ne xam ne ne ressources yooyu noonu bu ñu waxante dëgg tey am na lu bëri loo xam ne ni tey mayewu ko si wàllu développement donc li ci des mooy ñaan yàlla rek ngeen ñaanal bay suñu borom jote lañ ci xewal yi ba ambition yi ñu am ci pour Pikine Est ñu mun ko matale vraiment ba Pikine Est doon la meilleure commune la commune la plus belle du Sénégal ndax loolu mooy suñu ambition te gëm naa ne lu mun a nekk la ndax tey ku jaar syndicat jaar ci mbedd boobu xam ne am na lu bëri luñ jàppoon ne mënatul nekk tey mais gis nañ ne mu ngi nekk nànk-nànk donc bu ñu continuer liggéey bi rek ànd ko askan wi di wax diaspora bi aussi ñun ñëpp ñu ngi leen di xaar aussi xel bu ñu am xalaat bu ñu am lépp lu ñu mun a def pour mun a joxe Pikine Est mu jëm ci kanam nous sommes réceptifs ñun moom dañu nekk maire boo xam ne képp ku ñu soxla dañ ne jaru nga ñëw mairie
boo toogee sa kër woo ñu déplacé wu ñëw fa nga wax ñu li ñuy wax nous sommes réceptifs aux critiques aux propositions aux suggestions donc gërëm leen sant leen xamal leen daal ñu ngi fi nekk seen Baay Faal nekk seen jaam ndax ñun jaamu askan wi lañ jàppee suñu bopp lépp lu ngeen bëgg ñu nekk si lépp lu ngeen bëggul ñu bàyyi ko gërëm leen sant leen di leen tàggu di leen jox rendez-vous ba fan yi incha allah incha allah. laa bay daal wala fi dañu wax ne darajey ginaar dunkuya nee nañ bu dunkuya dañuy rek poulet lay doon Isaaxa Diop daal ndeysaan ndeke mooy suñu force tranquille Balla dama lay wax la ma la daan wax rek ay waay bu gudd loo sax xoggali ko doon maye manto ndeysaan laa wéri sekk ngeen di am foofu ah borom Grande-Bretagne dégg nga la mu wax léegi géwél yi jalis nañ ko nga ne bu gudd nopp doon maye dama ni bu gudd loos ak xoggali ko doon maye manto bilaay ma ne la kon gëlëm du fanaan biti koo koy Balla sama rak sama xarit di am mbégte bu rëy di def du yóbbi ak yow saa su ne daf may bégloo Balla daf may bégloo waaye Balla bu ne happiness dama naan la is when we happy together anglais ko wax c'est vrai que ni what goes around comes around monsieur le maire dalal ak jàmm Aji Soumaré le temps que nga servir waaw sama jarwaar le temps que nga servir ko lu mu naan ñu tàggatoo ak moom monsieur le maire xanaa di tàggatoo ak yow rek te naan la jërëjëf encore une fois jërëjëf monsieur le maire encore jërëjëf du samay kaddu man rek waaye kaddu waa koñ bi yëpp la ñëpp nee neen la monsieur le maire jërëjëf sama jarbaat ana lan ngay tàggoog monsieur le maire. monsieur le maire ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax gis nañ temps bi ni mu mel ak Pikine ci li mu nekk fan yi yëpp inondation yi tout mu bàyyi lépp ñëw wuy suñu kon loolu rek mu ñu defal amuñu fayam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm monsieur le maire Isaaxa Diop di wax waa koñ bi rek ba tey yéen ci seen biir émission le grand journal ci seen rajo WK kaddu gi di bàyyeekoo Dakar précisément Pikine Icotaf Cité Stade xanaa ñu leen di jox rendez-vous rek lundi incha allah ci seen émission fàttaliku ñu ci ànd ak le griot du peuple Baye Balla Mbuub ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. sama gars yi naka ngeen di gunge monsieur le maire. bu ñuy xëccoo xam naa koy jël yow monsieur le maire xam naa sa yaay jurul ba dara. bu ñuy xëccoo wurus xam naa ko jël garam do pet yow monsieur le yaay xam naa sa yaay jurum da. bu ñuy xëccoo wurus xam naa ko jël ngalam do pet yow monsieur le maire xam naa sa yaay jurul ba dola. bu ñuy xëccoo wurus xam naa ko jël ngalam do pet yow isa kaay xam naa sa yaay jurul ba dola. uy dama la uy dama ko bëgg yow isa kaay xam naa sa yaay jurul ba dola. bu ñuy xëccoo wurus xam naa ko jël ngalam do pet yow isa kaay xam naa sa yaay jurul ba wuy dañu ko ñun waa Pikine waaw ñu ngi lay delloo di la ndokkale ñi ko jawrus xam naa ko jël garam do pet xam naa sa yaay jurul ba yey xalay Sénégal jóg leen taxaw Issa yegsi na yey jóg leen taxaw Issa yegsi na Dakaru Bourguéej Saloum ba Kayor Issa yegsi na yey kuy maire Issa mooy maire yey kuy maire Pikine Issa mooy maire Pikine xusal ñëw te jàll defoo fi deli Issa xusal ñëw ñaa jàll defoo fi deli Issa xusal ñëw ñaa jàll defoo fi deli xusal ñëw ñaa jàll defoo fi deli yey kuy maire Pikine Issa mooy maire Pikine yey kuy maire Pikine Issa mooy maire Pikine yey yàqu fi dara yey defar fi dara def fi deli ku dëkk ci dëkk bi defar dëkk
woy na ko waye ko loo ko way doyul yey woy na ko way loo ko way doyul ku dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi ko kay kan isa meeru Pikine yey woy na ko waye kaay loo ko way doyul isa neexuleenam waa wallaay ni kenn bañu ko yey isa neexuleenam waa wallaay ni kenn bañu ko ana ñu ko bëgg ñoo ngi nii ana waa Pikine ñoo ngi nii yéen fu ngeen fete ñoo ngi nii lii lu koy faay ñoo ngi nii yéen kuy seen prési yéen kuy seen maire bi ça mooy suñu maire yéen kuy seen maire waay ça mooy suñu maire yéen ku koy weer bi yow ku koy daggate lii lu koy bay isa lii lu koy bay lii lu koy bay lii lu koy bay lii lu koy bay ay ay sa produit waaw gars yi gis ngeen sama gan yi noonu la ñu gunge monsieur le maire xanaa di leen tàggu te di leen jox dig daje ba altine ak jàmm ci seen émission fàttaliku bi am tous les lundis à partir de 21h15 ak sama rak sama xarit Baye Balla Mboup mu koy defee fii ci Blin Studio ci seen rajo WK di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Thierno Mboup mi ci régie bi di sant Pape Ndiaye mi ci technique bi di sant waa groupe waa groupe Family Buzz bu Thiaroye bi ñu accompagné woon ci émission bi di gërëm encore monsieur le maire mi ñu wuyu ci invitation bi di leen sant di leen gërëm yéen ñi ñu doon déglu di leen jox rendez-vous ba altine ak jàmm incha allah ci seen émission fàttaliku jërë ngeen jëf.